asalaamaaleykum mbokk yi xarit internet ci Dakar yi ñuy suivre seen biir émission sama mbër tey seen émission sama mbër dafa ñëwaat géejawaay seet si fi ndaanaan seet si fi champion seet si fi borom baax ku ni Alioune Seye 2 xam ni ndaanaan la ku ni Alioune Seye 2 xam ni champion la tey moom la ñu doxoon du fas yéene waxtaan ak moom waxtaan bu am solo si wàllu làmb fas yéene waxtaan ak moom aussi si li nga xamante ni mooy actualité jamono muy wàllum coronavirus bi gars yi di ko woowee mbas mi fas yéene ñun waxtaan ak moom aussi si li nga xamante ni mooy engouement yi nga xamante ni mi ngi am au niveau du CNG problème bi nga xamante ni am na si arbitre yi ak li nga xamante ni promoteurs yi ñoo ngi koy jooy aussi li nga xamante ni ñoom mbër yi ñoo ngi koy kaas ba léegi fas yéene ñu waxtaan ak moom aussi li nga xamante ni mooy état bi budget yi nga xamante ni dégagé na ko jàppale ko ñenn ñi fas yéene laaj moom tamit xalaatam si loolu est-ce que ñoom gis nañu seen bopp am déet ginnaaw buñ ko nuyoo moom Alioune Seye 2 dañ koy bàyyi mu nuyu mbokk yeeg xarit yeeg internet yi nga xamante ni ñoo ngi koy suivre seen biir émission sama mbër Alioune Seye nuyu naa la. waaw frère maa ngi lay ziar gannaaw baatu auzu billaahi mina seytaani rajiim di sant yàlla julli si yonent bi di sant suñu ñaari waajur di sant suñu sëriñ sëñ Babacar Mbacke mu kabaro borom Daaru Salaam ak Gaawaan mu yàgg fi loolu te wér waaw di la sant yow sëriñ vraiment jantal boo ko no problème di lay ñaanal li nga sumb ni yàlla nga dem ba xam nga raw ci say morom yëpp waaw dem ba ci télé yi mag a mag a mag ci barke Seydina Muhammad di ziar ñëpp képp koo xam ne yaa ngi sax Alioune Seye numéro 2 wala nga koy bëgg rek maa lay jaajëfal di la nuyu la fekk fa nga nuyu fi nga nekk may jox la sama loxo di la nuyu di nuyu waa diaspora bi waa Espagne Italie France xam nga ziar ñëpp rek waaw ñoom Baye Góor Kassi Alam Cheikh bu Waala sama jarbaat Ahmed Sow xam nga Pablo Italie Siradio di ziar ñëpp di màggal ñëpp waaw di bëggee ñëpp. Alioune Seye 2 ginnaaw bi nga nuyoo di ñu am benn affaire bi nga xamante ni dañ la ko bëgg a posé mu jëm si li nga xamante ni mooy sa wàllum carrière Alioune Seye 2 ban moment la Alioune Seye 2 dugg si làmb ak lan moo dugal Alioune Seye 2 si làmb loolu rek laa bëgg a xam benn genre résumé bu ndaw après ñu jàll si waxtaan bi. waaw man li ma dugg si làmb moom xam nga pour ma tontu ko day yomb ndax boo xoolee gox bi ñu dëkk nii xam nga gox bi ñu dëkk nii milieu làmb la ndax fii presque boo xoolee boppatu père Alioune Seye ak père Balla Gaye fii la doon amee nii ci koñ bi si ginnaaw rek ñu nekk ay tuut tànk doon dem foofu di seetaane boppat xam nga bu ñu seetaanee boppat nag bu ñu ñëwee nekk fii si koñ bi di bërinteeg affaire yooyu noonu tombé tamit suñuy mag ñoom ku mel ni capitaine PK ku ñoom mel ni ñoom Alam Ndaa ñoom Amadou Sarr amoon fi benn équipe bu ndaw di ci góorgóorlu ci laa gisee ñooñu ba bëgg làmb mais 2005 laa dugg ci arène. 2005 dugg si arène léegi mën nañu xam Alioune Seye 2 mbapat yooyu nga xamante ni yaa ngi ko doon lim léegi sa biir wax est-ce que Alioune Seye 2 jaar na si mbapat comme ni ko gars yi defee. sama àdduna yëpp dama koo bëree mbapat sama àdduna yëpp mbapat laa ko def wax dëgg yàlla boo gisee tour bi ma am nii sax donte samay combat bëriwu noonu ci arène bi def naa ko samay preuve mais boo xoolee coow li yëpp lu ko gën a indi moom mooy li ma bëree mbapat waaw gox-goxaan yi yëpp ba ci àll bi bëri naa ci mbapat waaw def naa ci lu ne daal mbapat waaw. sa mbapat ban combat nga mus bëre sa mbapat mu nekk victoire bi nga xamante ni am nga ko si mbapat mu nekk victoire bi nga xam ne la neex ba suñu jonn yàlla tey doo ko fàtte yow Alioune Seye 2. non bëri na trop wax dëgg yàlla bëri na trop benn bi moom mooy bi nga xamante ni boobu sax mooy gën a tax ma nekk mbër boobu fii la woon ci koñ bi benn waaye boo xam ne da doon ànd ak paate bale li may wax ni yàgg na boobu maa ngi nekk di xam di bërentu nii waa ji nag moom ëppoon fuuf ñu boole ñu war a bëri nag mu xeeboon mu daanu ko jël bu rëy bu boobu ñu may ma xaalis bu bëree bëri xam li ñu naan xaalisu làmb moom poson la léegi nag loolu moom moo gën a motivé ma xam ne man mii war naa mën a nekk mbër jël boobu moom bokk na jël yi ma gën a neex fuuf ak benn bi nga xamante ni Babacar Diallo bu Fass kooku nga xam ne tey moom lañ doon sax wax ay 3D ni ñu koy waxati 3e tigre Fass waaw ndax dafa mënoon li mu doon mën mbapat trop xam nga ñu bëree ci mbapat tamit ma daan ko ci façon ba xam nga mooy loolu noonu waaw. neex na ma ko waa yooyu moom neex na ma. mën ñu xam tamit aussi ban année nga njëkk a bëree li nga xamante ni mooy lutte avec frappe ak koo njëkk a bëree ci li nga xamante ni mooy arène bi avec lutte avec frappe bëgg nañ ko xam aussi. waaw mooy li ma la wax rek boo xoolee 2005 laa dugg si lutte avec frappe bi maa ngi ci bëree ak benn waay bu nekkoon Mbour ñu koy wax Robert 2 bu Mbour waaw moom laa njëkk a bëreel arène waaw. foofu nga bëreeg Robert 2 bu Mbour nga bëreeg moom arène mais lan moo la poussé Alioune Seye 2 bu mu sànq ci écurie Waalo bëre nekk écurie Waalo da nga faa am ay mbokk wala dafa am lu poussé foofu wala mu demee noonu. waaw loolu moom xam nga wax naa ko fépp mais waxaat moom du bëri wax leeral ay wax la li ma yóbbu écurie Waalo moom xam nga mooy li ma la wax rek dama ñëw fekk samay mag xam nga di bëre muy mel ni Alam Ndaa amoon combat doon entraîné écurie Waalo ñun boobu ñu nekk ci écurie koñ bi nii rek ak dem géej gi entraîné ak yooyu noonu boobu nag ñu ngi toj mbapat bu baax a baax mën la ñuy def trop sax macha allah
léegi nag comme moom suñu mag la am combat ñu ne dañ koy dem jàppale maag sama beneen copain Zil Souleymane Diène maa ngi koy nuyu au passage di nuyu suñu patron Modou Mata Cissé xam nga ñu dem fa di ko jàppale contact léegi bu ñu ñëwee noonu comme ñu nekk ñu benn écurie comme sama grand moo am combat ñu dem di ko jàppale léegi ñu dem nag xam nga nit ñi moom defuñu gis ñuy joxe ci entraînement bi xam nga di def affaire xam nga affaire jinne léegi nag dem si yàlla mamma ndeysaan maa ngi koy ñaan yàlla fa mu tëdd dàqal fi mu jógee fii fuuf ak dem si yàlla père Aline Sey ak père Gora waaw xam nga di leen ñaanal yàlla defal leen tawfiq ak taysiir vraiment ñu sonn ci écurie Walo lañ mamma gis ma nag ne ma yéen booy ban écurie ngeen ne affaire noonu ma ne ko ñun de neewuñu benn écurie xam nga ñu ngi ci xam nga rek ñu ngi ci mbapat yi di kii nii mu ne suba bu ngeen bu sa waay di ñëw bu mu leen bàyyi foofu noonu lañ def fur et à mesure di ñëw ba xam loolu moo ñu dugal ci écurie Walo mais bi ñu fa duggee tamit wax dëgg yàlla rëccu wuñ ko nekk nañ fa suñuy papa muy ku mel ni père Aline Sey père Gora xam nga père Balla Gaye xam nga nekk bu rafet suñuy mag coach su ron xam nga ñoom Samba Diagne ñoom Liiru ñun ñëpp ñu nekk ak ñoom ñu ñuy teete ak ñoom Abdou Diouf xam nga ñu ànd ak ñoom affaire bi rafet daal wax dëgg yàlla rëccu wuñ lu ñu nekk écurie Walo wa tax xam nga kontaan continué rek sant nañ ci bu baax a baax. ñëw si benn affaire bi nga xamante ni mooy ki si mel ne maam Aline Sey jël na leen yàlla yërëm ci jéggal leen bëgg naa xam turu Aline Sey boobu moom loolu nga tudd wala mbër bi moo tudd Aline Sey moo tax nga tuddee ko sa bopp. waaw ndeysaan loolu moom xam nga dama ciy sawar a tontu ndax dëgg yàlla ni ma tuddee Aline Sey ndem si yàlla maam moo ma tuddee Aline Sey waaw ndax man bi may doog a boole mbapat am na ñu ma doon woowee Poko am na si ñoo xamante ni bi ma demee ba ci biir ma tudd Ben Ladel mooy jamonoy Ben Ladel rek bi mu fi affaire yi xewee ma tuddoon Ben Ladel nga xam nga jamono jooju maa ngi nekk ci mbapat yi toj sama benn grand tuddee ma Ben Ladel léegi bu ñu demee comme bokk ñu woon ci benn écurie bu ñu ñëwee ci écurie Walo nag xam nga ba jot nañ fi bëri ay mbapat tudd Ben Ladel xam nga ba ci yàgg maa ma ne pourquoi pas ñu tudd léegi Aline Sey laa lay tuddee bi ma ko waxee tamit comme père Aline Sey bu ñu nekkoon ci écurie bi dañ doon jàppale du sonn si ñun wax dëgg yàlla magum jëmm day ñëw yenn saay di jàppanteeg ñun kooku kon bu ñu demee ba tuddee ko suñu bopp rek wala ñu ne yow li kii lañ lay tuddee dañ ciy kontaan wax dëgg yàlla mais bañ ko tuddee tamit rëccuwuñ ci lu ñu mës a taxaw suñu moo ne woon sax sama ménagère lu ñu mës a dugg suba ak ngoon moom mu ngi ci bañ ne ko am na paa yoo xam ne dañ ko xam sax dañ naa ma yow sa jikko turandoo rek nga yor ci baax gi ci yaru gi ci dal bi xam ñu koy ñaanal yàlla daal yàlla defal ko tawfeex ak taysiir bu baax a baax sama papa jooju du ma ko fàtte ci àdduna moom maam ba parce que Seydina ndax ñoo joué sama carrière loo xamante ni bëri na daal waaw sonn si ñun trop. yàlla yërëm ci jégal leen Aline Sey jógee foofu Aline Sey di bëre tur bi di gën dem Aline Sey di bëre tur bi di gën dem ba un bon jour Aline Sey am combat moo ki nga xamante ni mooy Boy Baol ñu gis combat bi ni mu mel préparation combat bi Aline Sey pour nga ñëw si tuuti avant ñuy dugg sa dernier combat bi. Boy Baol loolu la ñàkk jëriñu. waaw balaa ñuy ñëw si ñàkk jëriñu. waaw combat boobu dama ko préparé comme ni ma doon préparé yeneen combat yi man moom ku ma xam Aline Sey xam ne moom combat woon du ma ko cof bu ndaw beeg bu mag bi laa yemale depuis ba may premier combat depuis ba may bëri mbapat sax yaakaar naa ne man mosuma bàyyandiku ba saison bu tëj damay continuer entraînement saison bu tëjul damay continuer entraînement man entraînement rek laay def combat bu ma pare ko ni ma ko war a préparé mais moo ñëw gis nga li ci yàlla nam ndax li may wax rek jàmm moom da ngay bëgg mais sunu borom moom mooy dogal. est-ce que li nga bëre foofu yow yàgg Boy Baol est-ce que yoon la pour nga bëre loolu topp xeex bi Boy Baol bàyyi laa xeex bi juum loolu est-ce que Aline Sey waroon na ñëwee noonu. waaw xam nga lu ñu naan jour defet moom defet la rek li lay daan sax yaa koy def te bisu ñàkk tamit bisu ñàkk rek munoo wax ba li lay daan yow yaa koy def da ngay yenu nit ki sax ba ci kaw war koo daan mu def faux pas daanu day fekk ne jour boobu dafa war a ñàkk rek leneen warul xew lu dul ñàkk jour boobu noonu la demee boo xoolee li ne ca làmb ji mën naa ko def maa ñëw tuus mu neex maa ñëw animé làmb ji maa ñëw xeex dóor ko maa ñëw bëre maa jum maa daan kon nag làmb moom noonu la quoi ñu koy sant yàlla bu baax loolu yàqu suñu carrière dara ndax ñun ay xale lañ tollaguñu fenn foo xamante ni dañ fa xam nga découragé wala ñuy kii waaw. nga jógee foofu nga jógee si Boy Baol Aline Sey toog lu yàgg kenn dégg si làmb moment boobu promoteur yi ñoo la cherché wul wala da nga amoon problème adversaire wala yaa bëggoon aj noonu bi si kanam. waaw man moom du ma jógee ci am problème adversaire ndax boo xoolee Boy Baol bi ma koy jël war ma mën a bëre ak moom maa ngi jógee ci Yanda ku jógee ci Yanda jël Boy Baol kon xam nga ne kooku xam nga am na problème adversaire boo xoolee damay bëre benn année toog 2 années balance te boo xoolee li gars yi di indi ñuy fay ay millions sax
li may indi supporter duñ ko indi damay ambiance damay bëri sama bëri dafay jeex kon xam nga ne kooku amul problème adversaire amul problème ku ko contact mais adversaire yi ci boppam ñoom ñooy xam nga problème voilà moo tax à chaque fois boo xoolee samay 6 combats yu mujj wala 7 ñi may bëri ñëpp waru moo a bëri ñoom mais manque de adversaire mooy am ak situation làmb toll foo xamante ni tamit soo toogee bañ leen ni ki rek boo toogee 2 années balance loolu waral ma jël ñàkk jariñ foofu noonu ma jël yanda loolu waral ma jël booy boo situation mooy obligé yenn saa yi quoi. li ñuy duggee sa combat bi nga xamante ni mooy sa combat yaa ñàkk jëriñu parce que dina am problème adversaire bi di wàcce sa bopp di jël si yenn booy yi ma jàpp ni sa combat gi ñàkk jëriñu est-ce que nekkul tamit problème adversaire nga am ak wàcce sa bopp moo waral nga jël. waaw mooy li ma la wax chaque jour problème adversaire lay nekk rek ndax boo xoolee avant may bëreeg yanda def naa 2 années balance ma bëreeg yanda tooguñu 1 mois sax ma jël booy bawal xam nga loolu presque benn saison bi la bi ma jógee ci booy bawal toogaat naa 2 années balance xam nga dèjà loolu rek dafa metti ci koo xam ne làmb la yaakaar xëyul gontul deful dara xam nga bàyyi lépp ngir làmb ngay toog doo bëri de benn instant da nga naan naa jël li tane ndax toog année bi ngay toog bëri woo am na si boo yoo xam ne ñu ngi def seen i preuve léegi da ngay dem ba boo leen doon bañ dañuy mujj fekk si la ndax ñoom làmb moom noonu la sport sax noonu la sport moom kuy def ay preuve am rek day dem ba da ngay fekk si nga xamante ni surtout boo taxawee am kuy avancé bu ñëwee kay bu la fekk sox mën na sax romb ndax mooy di ngay bañ a ni ren déwén mu bañ la loolu moom waral sama combat ak ñàkk jëriñu toog. ñàkk jëriñu foofu la ñuy taxaw waxtaan si tuuti yaatal si lu bëre parce que gis nañu combat yaa ñàkk jëriñu préparation bi Alioune Seye métti woon na Alioune Seye préparé na combat bi comme ni nga ko war préparé mais ñu ñëw ba jour combat bi Alioune Seye de ngemb desul lu dul mu génn këram moment boobu Alioune Seye loo doon sentir. waaw man moom wax dëgg yàlla sama combat woo ma si bëri rek. am na sama combat yoo xam ne ñàkk naa ko waruma ko ñàkk sax excès de confiance ndax man damay jàpp ne képp ku ma jàkkaarloo nag li may wax chaque jour li ngay def boo ko mënee moom catu xam nga kiiwuma sama bopp li ngay def boo ko mënee dara du la gaaw a yëngal man damay jàpp ne képp ku tax sama kanam rek xanaa juum mooy tax ma daanu mais du question de mën ma wala ëpp ma doole ndax lépp loo xamante ni day war ci làmb dama koy def bu dee entraînement way dog wala way raam bu dee bëri moom gisuma nit ku ma ci xel ñaar loolu moo war xam nga loolu la rek. ñu si mobilisation bi Alioune Seye nga génn sa buntu kër tag jakartaay taxaw deux roues yi taxaw si gars yi foo natt mbooloo bi weesu nag mbooloo boobu Alioune Seye lu muy def si yow. waaw mbooloo boobu dañ ciy sant yàlla rek mooy li may lay wax rek booy def lu baax moom lu baax day wëri mbokkam rek c'est parce que ñun ñoo leen ko lebal man damay dem à chaque fois dama naan man aw may supporter ay frère laa am xam nga ay xarit ay mbokk laa am ndax presque xam nga mooy loolu. koo ci xamul tamit xam nga magam wala nga xam rakkam xam nga kon ñun ñëpp benn lañ boo xoolee damay def 2 années balance su ma ñëwee supporter dañuy gën a bëri loolu moo lay wan ne rek Alioune Seye ci làmb la bokk te gars yi bàyyi nañ ko xel su ma doon bëri di daanu yàlla tere di daanu 20 combats samay supporter jour boobu lañ ma gën a gëm ndax xam nañ man maay kan donc soo boo xoolee su ma bëree daanu sax ñoom jour boobu la ñuy gën a am fierté gën maa supporter te xam ne kii cuune daanu ko wala ñàkk gëm li muy def waaw. ci stade bi Alioune Seye 2 dugg na arène nationale Alioune Seye 2 def na lu mu war def bàkku na yëngal na tribune bi macha allah gis nañ lépp arbitre bi sifflé na woote na si dugg géew bi Alioune Seye 2 simeeku na jël na ay dernier butéelam ba pare moom ñàkk jëriñu moment boobu mën nga ma expliquer tuuti coow li la ko waral ak fu mu jógee. waaw dañuy delluwaat sant yàlla rek ndax vraiment loolu su ma koy nettali ba léegi sax damay am xol bu jeex ba pare di am ak rëccu donc xam nga mooy li may wax rek préparation combat dafa metti ay weer 4 mois xooma combat bi la diire suba ak ngoon ngay dem diin dem saal dem fu ne nga dugg fa xam nga ñëw ba ci jour ba mu demee noonu loolu moom dafa metti mais coow li lu ko njëkk a indi moom mooy am na benn boobu moo njëkk a boobu 3e combat bi sax dawagul boo xoolee sama turandoo Alioune Seye Junior moom seetaanu sax kii ndax coow loolu noonu ci la ko semi yi jàppee am na benn booy bu moo njëkk a yor benn sunguf la yor xëppuñu ko boobu maa ngi maaj ñoo ànd ak Alioune Seye Junior te am na loo xamante ni ci làmb la bokk mais bu lu ëpp rek day tuur xam nga te ñoom loolu rek lañ amoon ci làmb ji loolu rek lañ amoon ci làmb ñu def ma ko premier mu demee noonu xam nga nag am na loo xamante ni nag moom doo toog ba ñu def la ko ba yàlla tere nga bëri ñu daan la nga am ñaari naqar nga am naqaru kii sotti na ma lii xamoo lu ma sotti xamoo moo war a jëlee xamoo warulu jëli bi xam nga juste boobu dañ ko doon corriger noonu rek
wan ne ko réew ne amul njëriñ pour ñëw continuer bëri mais jëluñu woon sax pour dóor ko pour làmb ji yem fa. ma gis instant yooyu écrit bi nga xamante ni mooy écrit Waalo seen taxawaay est-ce que desul tamit si moment boobu noonu seen taxawaay desul parce que balaa ngay songo waa ji war nga am tey ku si mel ni tey gis naa fa Abdou Diouf ku si mel ni Lac de Guiers war na am ki nga xamante ni war na mën daw dox sa diggante ak boobu ba loolu du am. non foofu écrit Waalo seen yoon newu fi yow xam nga yàgg nga ci làmb bu arbitre wootee lu muy wax mbër meeg kan mbër meeg ñaata nit ñooy des mbër meeg ñaar nit ñu dem ba ci yàgg ñu ne mbër meeg kenn ñooy des kon xam nga dèjà kon équipe bi yëpp ñoo nga seen kii waaw boo xoolee maa ngi des samay dernière bouteille kon foofu mbër mu mag sax da amul droit dugg ci biir enceinte bi fële ngay taxaw kon loolu yoonu équipe Waalo newu ci li erreur moo ñëw seytaane moo ñëw rek ndax man def nañ ma làmb lu gën a garaaw loolu ma koy jéggale mooy li may rek nit moom defukaay la su feesee rek tuur te noonu la waroon demee rek ba gannaaw suba su waree demee noonu lay demee suñu borom moom li mu namm rek walla kulal noonu lay demee waaw xëy na nag ñun ñoo xamul moo tax ñuy am lu ñuy naq rek wala kërëb mais yàlla moom lu mu def rek dafa gën xëy na noonu la waroon demee mu demee noonu ñu ngi ci sant yàlla bu baax teewu ñoo dund ñu ngi nekk ci suñu lu ñu war a nekk bu beneen combat war a taxaw tamit mooy loolu. pare nga tey bu ñu tëggaatoo sa combat ak ki nga xamante ni moo ñu ñëpp jël pare nga pour jëlaat. waaw sans débat ci climat bi rek bu fekkee ne loolu moom waxtaan nañ ñi ci war a waxtaanal wax dëgg yàlla combat moom su ma sañoon wax dëgg yàlla keneen laay bëreel ndax boo xoolee li ma la wax rek ñàkk adversaire moo tax ma bëree ko xam nga ñoom fekkee ne nag da ngay ñaan yàlla bëreeg nit bu may la chance ak lu mu mënti dem rek ndax c'est pas la première fois nit bëri daanu wala nit bëri ñu daan ko xam nga ñu fair play rek ak lu ci mënti xew ñu fair play rek bëri ko ci fulla fëri ko ci jom mais xam nga mu demee noonu neexuma man dama doon wax ne suñu ma doon fayaat ay millions sax du ma bëreeg moom waaw. ñu taxaw géejawaay di dégg 100% bi nga xamante ni ñoo ngi koy wax Pikine ñoo ngi koy wax géejawaay mu mel ni géejawaay seen 100% bi nga xamante ni ñoo ngi koy woote am lu si des parce que lu yàggul dara koor gi gis nañ problème bi nga xamante ni mi ngi amoon télé bu mag boobu 2STV def si benn affaire bu am solo muy diggante Gouye Gui Balla Gaye ak Sa Thiès coow loolu ba pare ñu naan 100% géejawaay est-ce que loolu mën na jëmale géejawaay kanam. non heure mënut a ñàkk ci ñi ànd papa ak doom sax dañuy jote waxatuma la ñi nga xam ne bokkuñu fu ñuy yeewoo loolu xam nga ci dund gi la bokk mais du tee ñun ñoo bokk ndey ñoo bokk baay àdduna amul solo xëy na ay malentendu la boo déggee ni Balla Gaye waxee wala kii ni mu waxee Gouye Gui da nga xam ne kenn mënuñu ci borom sama morom lii nga ma def lu dul ay noo ñu ne ci ginnaaw kërëb kon nga xam ne kon réeru amul ñàkk waxtaan am te boo xoolee gis nga bu fekkoon ne lu pire moo leen boole ci ko instant boobu noonu kon du demee noonu mu demee mais loolu yëpp sant yàlla rek te xam ne ñun ñoo bokk ndey ñoo bokk baay loolu erreur la mais teewu géejawaay te lañ gën a booloo te lañ gën a jàppante waaw te lañ gën a jàppante. lu yàggul dara ñu gis problème yi nga xamante ni am na au niveau du CNG dégg nañ si ay radié ku si mel ne Père Sitor ñi ñu aj leen ñi nga xamante ni dàq nañ leen ñi ñu aj leen lan moo waral loolu est-ce que CNG war na doxalee noonu ak ñi nga xamante ni mooy arbitre bi. waaw loolu moom erreur gënu ko rëy quoi ndax boo xoolee bi arbitre yi grévé rek première journée bi am jour bi arbitre grévé ak beneen saison ak beneen journée bi ci topp rek boo xoolee arbitrage bi am na problème xam nga ak lu mu métti rek ñooñ njaboote ñun ñëpp amul loo xamante ni mënuñu ko fi waxtaane guerre bu amee sax après yëpp ci waxtaan lay mujj ñi xam ne seenu daanu même bu dee benn fan arbitre yi defal nañ ko teraanga CNG même bu dee benn fan CNG defal nañ ko teraanga arbitre ñu waxtaanee ko rek lu xam nga fii lu ñu mënta lijjanti amul mais boo jiitee waroo di gaaw a ñëkk wala ngay gaaw a gis sa bopp say njaboot lañ woo leen ne leen kat li ngeen bëgg xëy na mënul nekk nii wala nañ ko defee nii ñoom ay nit lañ ay magum jëmb lañ ay responsable lañ ñu xool ni mu gën rafetee ñu def ko mais jékki-jékki rek doxal li ñuy doxal xam nga loolu tamit rafetul daal ñu ngi koy ñaawlu bu baax a baax. temps bi nga xamante ni 15 minutes ngeen daan bëree léegi ñu wàññi temps bi def ko 10 minutes est-ce que tamit loolu tamit arrangé na mbër yi nga xamante ni ñu ngi préparé seen combat boobu léegi ñëw desul loolu combat ñuy wàññi seen temps tamit. waaw non loolu sax garaawul kon problème mu temps bi moom amul problème ndax boo xoolee entraînement moo gën a métti fuuf buñ ko yokkee 45 minutes ak 30 minutes ak na bëre am rek bu bëre amee rek mu neex mais problème mu temps moom gisuma ne am na ci problème quoi waaw. ndax da ngay gis combat yoo xam ne du mot sax seconde du mot am na yoo xam ne du sax mot sax une minute waaw kon problème mu temps du kii quoi.
gis ni nekkin bi nga xamante ni président Alioune Sarr mi ko nekkee au niveau du CNG am nañu mu neexul si làmb ji ba président des lutteurs bu jumul Gris Bordeaux wax yéen si yàbbi parce que nee na Alioune Sarr soxlatuñ ko na dem mais ñu gis ki nga xamante ni mooy ancien ministre bi Mbagnick Ndiaye nee na Alioune Sarr nekkul ñoom ñoo ko fi teg loxo ko fi teg saa yu ko fa loxo bi jëlee rek si lay dem yow jàngat yooyu loo si def. waaw mooy man ni ma koy jàngatee rek moom la ko kuy mbër rek jàngatee ndax neexul nga jiite benn affaire presque xaw ma 25 ans ou 26 ans loolu bu fekkee ne góor nga rek même buñ la waxul demal sax yow yaa war a xam nga jël sa responsabilité bopp dem ndax dëgg yàlla duñ na defarul am na lu mu defar mais lu ci ëpp xam nga mbër yi gisuñu seen bopp ci moom. xam nga boo gisee mbër yi di wax ni yëpp ndax wax dëgg yàlla doo gis ko loo xam ne da lay defaral wala li muy def nii mu jaar ci yoon nga ne dafay dem kon boobaa yow mi naan na dem kon yow yaa bëggul lu baax mais boo gisee ñi kaas yëpp sa parce que xam nga affaire nu muy doxee moo teguwul ci yoon looloo tax mbër yi di kaas te il est temps sax mu dem nag waaw. Alioune Sarr tey bu demee kan moo ko war a muutu ci ngeen yaakaar ancien gloire la war doon wala ku mu war doon. ku mu mënti doon rek na ko mën a yor rek ndax xam nga Alioune Sarr rek nekku fi nit. Alioune Sarr rek amu fi niveau Alioune Sarr rek xam nga gënu fee nekk responsable am na responsable yi ne fii yu bëri yoo xam ne tey boo leen joxoon CNG mun nañ ko doxal sax nu raw nu ko Alioune Sarr yoree mais nag loolu yëpp yàlla rek moom moo xam nga ni naan yaakaar moom moo yóbbu nit ñi màkk boobaa dañuy yaakaar ne diw war na ko mën a remplacer rek mën na ñëw def lu gën a avancé loolu làmb ji mën na ñëw sax gën a yées loolu moom yàlla rek moom moo xam mais ñu ngi ñaan daal képp kuy ñëwaat mu nekk kuy jig làmb koo xam ne day mën a taxawu làmb toppatoo làmb jàppale làmb waaw. gis ku mel ni Père Omez génn na nee na amul benn lutteur ancien gloire bi nga xamante ni war na mën yor CNG comme ni ko Alioune Sarr yore. waaw loolu moom gis-gisam la rek bu fekkee ne lutteur bi am na capacité yu mu yoree CNG war nañ ko mën a jox CNG pourquoi pas lutteur nit la rek te bokk ci Sénégal la bokk bu fekkee ne da ko yor sax war na ko yor ndax domaine am la bu fekkee ne am na capacité yor ko. amul ay noo mbër la ak nangam nañ ko jox bu fekkee ne tamit keneen moo ko war a yor te xam-xamam màcc ci nañ ko jox amul loolu waaw. commencement émission maa ngi koy wax muy wàllum coronavirus bi di wàllum mbas mi ma fas yéene si waxtaan ak aussi sama invité Alioune Seye 2 parce que bu ñu corona bi ñëwee ba léegi bëri na li nga xamante ni yàq na ko muy facteur yi nga xamante ni ay facteur sportif la lu mu mën doon coronavirus bi dafa empêché loolu yëpp amatul moment bi nga xamante ni coronavirus bi am na yéen seen entraînement yi noonu leen ko doon déroulé. waaw lii ci laa waroon njëkkee sax wax dëgg yàlla ñaan yàlla corona bi jóge fi xam nga vraiment sonn nañ Sénégalais sonn nañ àdduna yëpp sax sonn nañ ñuy wax di ñaan rek balaa yàgg xam nga corona bi jóge fi ci barke Seydina Mohamed wax dëgg yàlla bi mu amee léegi moom lu bëri sooxe na affaire yëpp taxaw na wax dëgg yàlla taxaw na di ñaan yàlla daal corona bi jóge fi corona bi wow na bët daal waaw ñii ñaan yàlla mu jóge fi sonal nañu trop vraiment ñëpp ko yëg ñëpp ko yëg facteur yëpp ko yëg mais nag mooy loolu waaw mais balaa yàgg daal dina jeex incha allah. gis ni état dégagé na ay budget jàppale ñi nga xamante ni ñooy musiciens yi wala transporteurs yi mais est-ce que mbër yi état jàppale na leen te gis nañu mbëri lu yàggul dara jël nañu ay bon jàppale ki nga xamante ni mooy ministre de la santé est-ce que état tamit bu muy dégagé budget yi fàttaliku ne leen wala yéen état jox na leen seen wàll ci affaire bi. non waaw su fekkee ne dëgg rek la ñuy wax dëgg yàlla man ñun di gisaguñ ci suñu bopp waaw donte même bu ñu jël woon ay don joxe ko sax bu fekkee ñun dañoo am suñu wàll ci suñu nar ci nag bi sax ñu war nañ koo jot waruñoo xaar sax kuy joxe ku joxewu ndax am na si ñoo xamante ñu ngi leen di jox te joxewuñ dara kon ñun geste boobu ñu def rek loolu de mooy ci lañ bokk ñu war koo def rek def ko ñu ciy remercier président Gris Bordeaux di ci nuyu waale waa Dekki Làmb yëpp di nuyu tamit suñu papa mbëri mooy axlu sage national ak international bi nga xamante ni père Tafa Gueye moom moo ko jiite ñoom père Kate nekk ci ñoom père Birahim ñoom capitaine PK xam nga gars yëpp nekk ci ñu ngi leen di ziaraat ñooñu tamit def nañ seen participation wax dëgg yàlla xam nga di ñaan rek liñ naan ko bokk ci gétt gi naan ci soow mi ndax métti bi ñun ñëpp ko yëg muy borom jakarta yeeg chauffeur yeeg képp koo xam ne yuuxu nga rek ñun tamit ci ñun ñu war a yuuxu ci lañ bokk ndax boo xoolee ci ñun suñu liñ doon liggéey tamit dafa taxaw boobu ba léegi kenn entraîné tul normal xam nga kenn bëriwul te koo xam ne bëri rek la yaakaar su toogee bëriwul tamit xam nga day metti kon daal gars yi nañ ñu gëstu te xam ne ci affaire yi lañ bokk waaw. Alioune Seye 2 lan la war a mën waxtu ay ñi nga xamante ni ñoo ngay supporter di ay supporters di ay indi jàmmam après corona bi lan nga préparé pour sa ay supporters. waaw samay supporters moom wax dëgg yàlla ñoom xam nga Alioune Seye rek lañ bëgg
waaw ñoom Alioune Seye rek liñ bëgg ñoom xooluñu keneen di leen wax rek man maa ngi ci la ma nekkoon rek mooy entraînement yi di waajal sama bopp rek wax dëgg yàlla koo xam ne xaarul saison bu ibbeeku ibbiwul moom kooku moom bis rek lay xaar te yaakaar naa xam nga corona bi moo tax affaire yi xaw a kii nii sax mais balaa yàgg incha allah dina am combat ci kàttanu yàlla ñu xam nga ñu yëngalaat rek waaw di ziaraat ñëpp rek waaw. L'émission tient à sa fin suñu dernier mot Alioune Seye. waaw di nuyuwaat waa àdduna bi yëpp rek di nuyu axlu làmb yëpp rek di ziaraat képp koo xamante ni day sonn ci Alioune Seye numéro 2 ñu ngi koy jaajëfal bu baax wax dëgg yàlla di ziar Tafa Diop Baye Fall wax dëgg yàlla sama mbokk Baye Fall boobu noonu maa ngi koy ñaanal ci lëndëm gi mu nekk suñu borom defal ko leer ba mu xam ba mu jógee foofu noonu ci lëndëm yi ci barke Seydina Mohamed képp koo xam ne yaa ngi sonn ci Alioune Seye numéro 2 maa ngi lay xama taalal loxo di la wax ne nga gën a jàpp di nuyu waa diaspora bi di ñaan yàlla képp koo xam ne yaa ngi fa suñu borom yàlla na yàlla defal xéwal képp koo xam ne yaa ngi fa amoo ay këyit yàlla na suñu borom yomb la nga am ay këyit te soo amee këyit yàlla na suñu borom may xéwal goo xam ne di nga mën a ñëw di dem di ñëw waaw ñi nga xamante ni ñu ngi foofu nag nga xam ne ñëw rek yitteel leen yàlla na seen borom may kàttan goo xam ne dinañ mën a ñibbisi si jàmm di ziar képp koo xamante ni yaa ngi xam support Alioune Seye numéro 2 rek ñi nga xamante ni su ma amee combat su ma amul combat ku ci mel ni Laye Diouf Lamine Biteye xam nga fii ma nekk nii mooy sama deuxième gaale waaw Ndeye Soxna Biteye Malick Biteye xam nga Lamine fii moom sama gaale la boo ma fekkul fee rek maa ngi fii nii di ziar waa gaale bi yëpp wax dëgg yàlla sama rakk Maawa Sarr xam nga ak booy bu defeyaa boobu mbenn kooku sama jarbaat la daa am toog defeyaa waaw ak demal nga toog waa di ziar ñëpp wax dëgg yàlla kasi bàyyi góor alam ndaa sama mag xam nga sunu famille yëpp ñu ngi leen di ziar di leen gërëm bu baax a baax di ziar ñëpp daal di ziar waa écurie Walo tamit waa di sant sama doom nday la de guerre numéro 2 di ko ziar Liiru Jaan sama mag borom États-Unis maa ngi lay bëggee di la jox sa wàccuwaay bu baax a baax di la wax ne grand namb naa la nag waaw di ziar ñëpp di bëggee ñëpp di ziar sa caméraman bi wax dëgg yàlla waaw Mamadou waaw ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ndax wax dëgg yàlla lii yomb na yombul waaw romb ngeen kër mbër yu bëri ñëw ba ci man loolu du ma def lu xam nga di ci kontaan ba pare di leen jaajëfal di leen ñaanal yàlla lépp lu ngeen mën ren rek bu déwénee yàlla ngeen mën lu ko raw comme ni ma la ko ñaanalee si commencement ba rek nga dem ba nekk si télé yu mag a mag yi ci barke Seydina Mohamed site bi tamit cey Dakar dem ba nekk cey àdduna wala cey Sénégal waaw yàlla mën na ko yàlla def ci barke Seydina Mohamed. waaw kon alhamdulilah l'émission tient à sa fin comme ni nga ko waxee léegi Alioune Seye kàddu yu rafet na dégg nañ ci aussi li nga xamante ni wax na ko muy wax yi nga xamante ni dafa rafet parce que Alioune Seye de koo xam ku nekk xam ni wax ju rafet rek lay wax koo ko xam ku nekk saa yu waxee message rek képp ko dégg da nga koy jëriñoo kon moom ñoo ngi koy jaajëfal moom borom baax la ñun tamit duñu dem te duñu tàggoo te aussi duñu nuyoo ñi nga xamante ni war nañ leen nuyu muy waa rédaction Thiès Dakar ku si mel ni Landing Diédhiou Yande Diop di leen bëggee ñëpp fara maa ngi bëggee ñëpp di bëggee Thiès Dakar bi yëpp bàyyiwuñu kenn di bëggee suñu ay mbokk ñi nga xamante ni ñoo ñuy safoo di ñu bëggee di ñu seetaan waa Dagana sama dëkk maa ngi di bëgg di leen ziar di nuyu sama yaayu bopp Tata Ndeye Marie Sougou maa ngi nuyu Tata Ndeye Marie Sougou xaaral ma ñoo joxaat la maa ngi ziar Tata Ndeye Marie Sougou di ko bëgg di bëgg waa famille Sougou yëpp di bëgg ñëpp ki nga xamante ni mi ngi safoo sëriñ rek wala di ko bàyyi xel seen émission sama mbër li leen indi woon tey fi nga xamante ni mooy géej waaye seet si woon fi ndaanaan comme ni nga ko waxee muy Alioune Seye 2 di ko ñaanal moom tamit yàlla na ko yàlla suñu borom defal jàmm may ko beneen combat si barke Seydina Mohamed ndax borom baax la la waxaat waaw dama leen di ziar bu baax di leen màggal wax dëgg yàlla samay bis dañ ci taxaw sonn ci jàpp ci bu baax a baax di sant suñu waa dëkk tamit waa Jonwaar waa Nangaan waa Jënn waa Fambine xam nga Île du Saloum bi yëpp ñu ngi leen di ziar di leen gërëm waa Fatick xam nga di sant ñëpp di gërëm ñëpp wax dëgg yàlla ak Gourange gi nga xam ne fi laa dëkk màggee fi yaroo fi defee fi lépp ñu ngi leen di sant ñëpp rek waa Guédiawaye bi waa Pikine nag ñëpp rek ñu ngi leen di sant di leen gërëm di sant waa Yëmbal Kër Massar ba ñàkk rop di ziar ñëpp waa di bëgg ñëpp waaw. Ablaye Xuma fàtte woon naa la maa ngi lay beral nuyoo yoo xam ne di la nuyu borom Thiès Dakar di la bëggewaat bu baax a baax Abou Sène sama waa ji du ma la fàtte ndax yow boobu ba léegi yaa ngi may épaulé di ma jàppale borom baax nga yàlla na la yàlla suñu borom defal jàmm sama caméraman bi Mamadou l'infatigable laa ko tuddee borom baax la fu ma dem mi ngi ànd ak man lu ma bëgg mi ngi ciy topp di ko ñaanal moom tamit yàlla suñu borom defal ko tawfeex defal ko xéwal ndax su amee jàmm rek ma am jàmm kon yàlla na jàmm yàgg yàlla ñëpp am jàmm coronavirus bi yàlla na ko fi yàlla génnee nu mu gën gaawee di bëggee ñëpp loolu laa leen indiloon tey ba beneen yoon ak beneen invité seen biir émission sama mbër lay xewee gars yi bu leen seetaanee pare bu leen fàtte abonné jaajëf